alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. yéen tale bàyyi fu ngeen mën fi nekk di leen wax ne ñun ak yéen dañoo ànd war a liggéey loo xam ne luñ bëgg a defar suñu bopp duñ ci yaakaar kenn, comme lu mel ni fond bi def ak yu bëree bëri, surtout àggali école bi. loolu yëpp dafay dellu ci li nga xam ne suñu bëgg-bëgg yi ñu bëgg a def pour suñu pays, yi ñu bëgg a def pour taalibe yi ñu bëgg a def pour Baay yëpp bu boobaa dinañ ko def te duñ ci sonn, te amul looy def di ko def ci sa yoonu sëriñ ngir yàlla te yàlla du la delloo lu ëpp loolu mu benn sikk. maa ngi leen di wooyee ñëpp taalibe yëpp ñu xam ne fond bi ndigalal Baay la ndigalal Baay la. maa ngi leen di xamal ne fond bi itam ndimbal la ci Baay. maa ngi leen di xamal ne fond bi ndimbal la pour taalibe Baay yëpp itam. gis ngeen bon ne fond bi liggéey pour dolleeku, liggéey pour taxaw, liggéey pour wane ne mën nga dara, mën ngaa yokk dara, loolu moo tax a jóg fond bi. su ko defee yokk googu nag feeñu waayam yi bëri nañ am na lu mu def loo xam ne gis nañ ko. école bi ci la bokk. gan yu tedd yi ñuy teral ci lañ bokk. ak bibliothèque bi ñuy tabax ci la bokk. ak itam yeneen ñuy gént ci tribune beeg baye beeg yooyu yëpp am na ñuy gént yoo xam ne bëgg nañ ko defaraat, te dañ koy defaraat ci kaw xam-xam, ci defar boo xam ne bu ànd ak jamono la, bu dëppook jamono la. loolu yëpp fond bi moo ko bëgg a def. donc bon dimbalanteeg fond bi mooy yaa ngi dimbale sa bopp, mais yaa ngi dimbale doomu adama itam. doomu adama ci kanam yaa ngi koy dimbale. donc dañoo bëgg xaalis, bon il faut ñu joxe xaalis pour am xaalis. yàlla nañu yàlla dimbale ci loolu. te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon. man maa leen ko wax du man maa ko wax sax, waaye Baay moo ko wax. moo ko wax ci ay baytu yoo xam ne def leen nii def leen nii, bon di ngeen am lu ngeen foogutoon ne mun ngeen koo am. te lii ci la bokk. ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax, ñu ngi ànd ak yéen. lu ngeen gis ne man war naa koo taxawee comme xalifa bu ngeen ci dellu gannaaw wax leen ma ko, danaa ko taxawee ak yéen. yal na yàlla barkeel fond bi, yokk ko xaalis, may ko xaalis bu bëree bëree bëri ba ñu bëgg a def yëpp mu def ko. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. وبعد chers frères, chers condisciples, éminents chercheurs et professeurs universitaires, chers panélistes, nous sommes très heureux de nous retrouver ici. Tout d'abord, nous tenons à vous adresser toutes nos salutations les plus chaleureuses en termes d'islam, vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Depuis hier, nous nous réunissons ici pour essayer de nous pencher sur le mouvement de ce grand prédicateur islamique qui est Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, par son outil qu'il utilisait comme moyen, comme cheval
de bataille pour diffuser ces enseignements, les enseignements islamiques, mais soufis, sous la chapelle de la Tijaniya, disons donc de la Faïda Tijaniya. Et si nous avons cherché à nous choisir comme thème général la Faïda Tijaniya, ses inspirations et ses aspirations, cela nous permet de passer un peu en revue les enseignements de fond en comble, les enseignements aussi bien sur le plan spirituel, en parlant d'inspiration, mais aussi sur le plan temporel, en pensant aux aspirations de ce mouvement de la Faïda Tijaniya. Depuis hier, je disais donc que d'éminents panélistes se sont passés ici pour essayer de nous entretenir sur les véritables enseignements de Maulana Cheikh al-Islam Hadj Ibrahim, fondateur de ce mouvement qui aujourd'hui est devenu sans conteste un mouvement universel. On parle de transnational en pensant au brillant ouvrage de notre frère Hadj Abdoulaye Diagne, le professeur, mais c'est aussi ce symposium vise à être utilisé comme un outil pour nous permettre de démontrer sur un niveau beaucoup plus scientifique les aspirations et surtout. Donc si nous nous sommes réunis ici, c'est pour dire que ce symposium vise à servir comme outil de réflexion sur le rôle et la mission dévolue par Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu à sa communauté. Mais il est également question, à travers ces assises et à travers ces brillantes interventions que nous avons eues depuis hier et aujourd'hui avec ce beau panel composé d'éminents, je l'ai dit tout à l'heure, universitaires, de chercheurs et de professeurs, nous aspirons à avoir une très belle prestation aujourd'hui. En tout cas, nous n'allons pas nous allonger trop longuement sur cet aspect en passant la parole au modérateur qui va tour à tour nous présenter les différents thèmes que nous aurons à aborder aujourd'hui par d'éminents chercheurs qui sont composés de toutes les nationalités différentes, des universitaires et des chercheurs. Donc nous les remercions encore une fois de nous avoir accordé de leur temps si précieux et si chargé pour nous entretenir aujourd'hui. Donc cette deuxième session est consacrée essentiellement sur les langues étrangères. Disons donc en français, nous aurons des exposés en français, en anglais et pourquoi pas aussi en wolof. Kon ñu wax rek ci gàttal ne gannaaw buñ nuyoo kilifa yi fi teew ak professeur universitaire yu borom xam-xam yu mag yi nga xam ne ñoo wër tey table ji war ñoo baaxee ci seen xam-xam ci li nga xam ne moo tax a jóg oote Mawlana Cheikh Ibrahim bii nga xam ne tey daj na àdduna yépp ci fépp foo tourné ci les différents continents yaa ngi fa gis mbooloo moo xam ne ci communauté de la Fayda Tijaniya lañ bokk tey nag bu ñu waxee ne dañuy waxtaanee li nga xam ne moom la fayda bi làmbo moom la ëmb ci ay mboot ci ay xalaat ak luy defar biiru nit ki maanaam spirituellement maanaam jokkoom ak borom bi waaye lu koy taxa tamit jëm ca kanam ak ca àdduna bi ndax Mawlana Cheikh Ibrahim ku nekk xam na ne ooteem bi moom umma la noon waxat nim ko indee ci ay waxam wal ummatu qasdi fihimu an asuqahum ila hadratil barri rahimi ilahina fa taalamu hal min xalqi ahna alayhim min wada dahra wal ba'iru minni kama dana kon nag bu fekkee ne loolu la am ñu bëgg a wanewaat beneen niveau beneen dimension boo xam ne bi nii dafay méngoo ak taxawaay ak maqaame Mawlana Cheikh Ibrahim ak ooteem bi nga xam ne lépp ci xam-xam la nekkoon moo nekkoon fondement am kon dañuy gis ne lu mel ni symposium bu mel nii dafay nekk jumtukaay bu ñuy utiliser tey pour wax ak àdduna bi pour wan leen lii nga xam ne mooy
oote Mawlana Cheikh Ibrahim bi ne nekkutoon dara lu may defar nit ki jokkale ko ak boromam waaye tamit mu mën a nekk ak dëkk ak moromam mbokkum jullit yi di jëflanteeg ñoom mu nekk kooku mën a nekk un homme équilibré comme niñ ko mën a waxee donc muy le temporel et le spirituel kon daal foofu la ñuy gàttal di gërëm ni ma ko waxee sànq ci kalaamay tubaab di gërëm professeurs yi ak universitaires yi nga xam ne ñoom ñooy panélistes yi tey ñuy nekk ay borom xam-xam yu mag yu jógee ci gox yu fasantikoo pour wax ak àdduna bi xamal leen li nga xam ne nii tey moom lañ bëgg a wane koo génneel jox ko àdduna bi ñëpp xam ne oote Mawlana Cheikh Ibrahim tey daj na àdduna lépp ñu ngi yemale foofu di gërëm di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. international li nga xam ne ñu ngi ko taxawal depuis ñetti at ci ron kilifteefu alxalifa di Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass jiital président Ansarudine ak ci jiital président commission yi nga xam ne ñoo ko saytu ñu bi commission des conférences ci Cheikh Ahmed Boucar Omar Niang présidé ko ak beneen collaboration ak président commission scientifique bi Seydi Aliou Abdoulaye Niass jiite boobu ba démb ba tey nag ñi ngi woon ci ay thème boo xam ne bi nii thème général bi nekkoon la fayda tijaniya ses inspirations et ses aspirations maanaam fayda tijaniya li nga xam ne moom la làmboo ci ay boot ci biir baatin bi ak zahir bi tamit maanaam ak fa mu jëm ak nit ñi muy permettre ñuy dellusiwaat ci njàngale Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mi nga xam ne moo taxawaloon fayda bi ci ndigal bi Cheikh na Ahmad Tidiane bégaloon waaye ci biir symposium bi panel yi nga xam ne def nañ ko fi muy démb ba tey fexe nañ ba parcourir ci fayda bi production yi nga xam ne am na fi ci wàllu xam-xam ci wàllu spiritualité luy defar nit waaye tamit li nga xam ne moom la Cheikh Ibrahim radiallahu anhu jëloon comme instrument comme outil lu mu daan utiliser pour fexe ba ooteem bi tasaare daj àdduna yëpp ñu ngi ko doon junj sànq léegi boo demee boo gisee ñi fi doon jël kàddu doon waxtaan ak mbooloo mi daanaka dégg nañ fi làkk yëpp démb bés bu njëkk bi daanaka li ci ëpp exposé yi ñu doon def yëpp ci arabe lañ ko indi deuxième jour bi tey moom lañ jagle woon yeneen langue étrangères yi ndax ku xam communauté fayda Cheikh Ibrahim xam na ne composé boo xam ne nii diversité li ñuy wax diversité ethnique ak linguistique maanaam mu uutee xeet yeeg làkk yi te moom waxoon na ko sax ci ay waxam ne qad ixtalafatil alsunu wal aqdu muttahidun li rabbil haqqil hamd haqqan li rabbil hamd ne kaddu yi làkk yi danañ uute waaye pas-pas bi benn la mu di ko doon wax nag ci buntu sant yàlla rek kooku nag ku ko am comme jiit mu nekk koo xam ne kii nii visionnaire la woon xam fa àddina bi di jëm yàgg nañoo dégg ci suñ professeur almarja Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop muy wax ne Mawlana Cheikh Ibrahim ba muy wax ci village planétaire boobu ca année 60 yi la boobu xamaguñ sax luy village planétaire te boobu mi ngi ko doon waxee ci ay turbine yoo xam ne yii nii ci la doon participer ñu di ko ci doon o mu fay taseeg ñoo xam ne ñii nii non alignement moo leen ekkati wala panarabisme wala le non alignement wala le panarabisme wala panislamisme moom nag xam naa ne taxawaayam foofu comme panislamiste bu mag la mais panafricanisme tamit bu mag la it aussi kooku nag dafa baax dafa jot fi mu nekk nii tey ñu ekkati niveau bi nga xam ne ci lañ daan waxtaaneek nit ñi lii dañ koy def symposium bi mu bokk ci yenn activité phare yi nga xam ne mooy Mawlid international bu Cheikh bu Medina Baye loolu nag bu amee dafay baax ñu fexe ba nga xam ne ñi jàll enseignement yi nga xam ne mi ngi jàll ñu fexe message bi àgg fu nu mën a gën a mën a sore ndax tey outils yi ñuy jëfandikoo léegi pour xeex diine rawatina xeex tasawuf ak tariqa tijaniya ba fayda bi tamit rëccut ci dafay dem bay dugg ci suñ biir wala mu nekk sax ci suñ biir kon comme défi yi dañoo bëri nag ju xalaatoon li nii ci njiital commission yooyu ma leen wax léegi ñu fexe ba nga xam ne dañuy taxawal benn turbine boo xam ne dañuy élever niveau yi ñiñ fi dégg sànq ñuy wax ay bindkat ay universitaire ay professeur émérite yoo xam ne ñu jógee ko ci dëkk yu sori ay muy Amérique muy Europe ba ci Asie
donc da nga gis ne kon dëgg-dëgg li niveau la boo xam ne bii nii néew na ñu gis ko ci yenn jataay yi kon nag dañ koy def dañ loolu ay baat la ñuy wax ci sant yàlla waaye message bi ñu bëgg a jàllale rek mooy ne symposium Gamou Medina Baye International dafa nekk un instrument boo xam ne daf ñu permettre ñu transmettre le véritable message de Mawlana Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass loolu daal ci gàttal moo doonoon li nga xam ne ci lañ nekkoon ci fan yii nii muy ay activités yu dense yu riche yoo xam ne jëlee nañ fi ay jàngat yu bëree bëri te ñi ngi am ay projets yoo xam ne nii dañ koy bëgg di dajale muy communication yooyu noonu pour publier ko ëllëg ndax tamit ku nekk dégg na li nga xam ne moom la sëriñ bi joxe ndigal ci njiital suñ ndokk Cheikh Ahmed Boucar muy histoire générale de la Fayda Tidiania gis nañ déjà ay produits yu ci xaw a yu commencé génn gis nañ fi luy jege une dizaine d'ouvrages yoo xam ne ni publié nañ ko génne nañ ko ci ron étude histoire générale boobu noonu ci la génnee kon daal ci gàttal daal li nga xam ne mooy oote Cheikh al Islam Hadji Ibrahima Niass bi dafa nekk loo xam ne ci xam-xam la tege ci yu leer comme ni ñu ko waxee sànq waaye tamit ci jikko ak ci ekkati yi tey mu jën a jëm ci kanam ak ubbeeku ak ouverture d'esprit boo xam ne bii nii àdduna yëpp la ñuy waxat loolu nag bu amee comme symposium bu mel ni bu amee dana baax loolu ñu leeral ko ci di gërëm ñëpp di gërëm média yi tudd nañ leen sànq ci seen taxawaay ak couverture bi nga xam ne depuis ñu commencé ak tey démb ba tey ñu ngi ci di sant yàlla di leen di joxaat rendez-vous incha allah déwén xam naa ne danañ ko gën a réussir ci niveau bu uteeg lii ngeen liñ xamoon yëpp bu soobee yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah.